xam naa ne dañuy rek daal di taxaw ci ñaari aspect bu njëkk bi mooy wàllu ànd sàmm jikko yi. ci nga bokk. gannaaw coow bi nga xam ne yëpp am na ci wàllu ngóor jigéen beeg ni ñuy jàppee ni nguuru Sénégal dafa mel ni ñu leen di faral. ñu bëri am gis-gis boobu jamono ji lan mooy seen agenda gannaaw bi bureau bu assemblée nationale daal di rejeter seen proposition de loi bi nga xam ne dafay criminaliser homosexualité. waaw xam nga laaj nga ma question boo xam ne jàpp naa yi nga ma laaj yëpp bii moo ma ci dàqal. parce que man ànd sàmm jikko yi nag laa gën a yëg sax ci ay politique ak yii nii. parce que foofa la ñuy défendre mooy valeur morale nit ñi bu ñu def amalgame ànd sàmm jikko yi jàpp naa ni collectif la boo xam ni biñ koy créer collectif à non à l'homosexualité ci la commencé woon. nguur gi nee nañ amuñu liggéey ñoom ñëpp. waaw foofu dinaa ciy leeral. 2016 lañ ko créé. xam nga 2016 boobu kenn waxu ko fi wax 2016 yàgg na. ci lañ ko créé parce que dañoo gisoon ni valeurs yi ñu ngi koy commencé di ko perte. ñu créé ko ñu mel ni ñoom Makhtar Sarr nekkoon Makhtar Sarr moo njëkk a nekk coordinateur. imam Makhtar Sarr. ñoom imam Babacar Mbuub Adama Mbuub Cheikh Omar Diagne imam Aline Badara Ndaw mi nga xam ni membre fondateur la. gis nañ gars yi ñu ngi ko commencé di indil ay problème dinañ ci ñëw. ça veut dire kon ñu xam ni ñun dañuy wax rek te yàlla tax ànd sàmm jikko yi benn politicien yebu leen yeb gu toll ni dem fa di leen jox ay orientation mais nguur gi bu fekkee dañoo def ci xelam ni ko dafa am ñu nekk ci ginnaaw ànd sàmm jikko yi information yooyu ma wax leen ni wérul ànd sàmm jikko yi ña fa nekk nit ñu libre lañ ñu moom seen bopp di xeex ab agenda. agenda bi ñuy xeex mooy mbirum góor jigéen lañ wax ni amul place ci réew mi. loolu ay wax ju leer la te it bañ commencé ba tey boo seetloo ñun lépp lu ñuy def. dañuy jël selon loi réew mi lim ñu may ñu def ko mosuñoo utiliser dara lu bokk luy niroog fitna wala luy niroog violence parce que ñun ña fa nekk suñu responsabilité dépassé na loolu. moo tax bi ñu defee suñu tournée nationale ginnaaw bi ñu amee tamit bi ñu amee ndigal ci xalifa généraux yi loolu foo ñu di ko wax. Serigne Babacar Sy Mansour signé na pétition bi foofu loolu am na ñoom bëgguñu koy wax mais dañ koy wax mooy dëgg. yemul ci signé dafa taxaw devant le ministre de l'intérieur ni ko jug leen ci ngóor jigéen gi loolu mooy dëgg sëñ Mountakha signé na ko Cheikh Mahi Niass signé na ko ba ca àndulaay gëm a dëkk xalifa ba man mi maa leen yebal ñu dem fa ñu signé ko xalifa généraux yi nekk ci réew mi yépp signé nañ pétition bi église bi signé ko bois sacré bi signé ko ñii ñooy Sénégal li ëpp ci Sénégal yi signé kii bi pétition bi association des imams prédicateurs du Sénégal signé ko association des imams et oulémas du Sénégal ñi nga xam ne ñoo bëgg a trahir combat wu ànd sàmm jikko yi ñi demoon ci palais bi signé nañ ko te Moustapha Gueye moo ko jiite. trahir si naka imam liñ nar def liñ def nii trahir la parce que mënoo ànd ak say nawle. ngeen teg benn projet nga signé ko par wëlbati ko jaar ci suuf ñu lay recevoir. est-ce que wax si waxtaan nag du la solution di amee nag. mais waxtaan bu amee nañ ñëwoo ñun ànd sàmm jikko yi. ñun ñu porté combat bi mais ñooñu porté wuñ combat bi ñooñu benn association lañ rek bu nekk ci biir collectif bi. ñun bu ñu Macky Sall woo ñu wax ko liñ xalaat ci mbir mi wax ko liñ ci xalaat mu leer devant les caméras sénégalais yëpp dégg. da nga yaakaar ne nguur gi dafa bëgg a jaar si ñoom. pour diviser pour mieux régner. nguur gi mënut a tas ànd sàmm jikko yi fii laa la koy waxee nga noté ko parce que ña fa nekk ñu conscient lañ. yaa ngi dégg ay intellectuel ay universitaire foofu cuune amu fa lépp luñ xalaat xam nañ ko lu ñuy waaj a xalaat xam nañ ko. te ñun dara xuppuñu dara mënuñoo tiital ñu ngi dégg ñu naan ay fitna ñun ku ñu xam-xam ni ñun ginaar sax mënuñu ko rendi ba yee fitna. réew mi kenn gënuñu fee dëkk bu dee république bi kenn gënuñu koo gëm. yaa ngi dégg bu dee institution réew mi ñun ñoo leen ko gën a bëgg parce que ñun réew mi defaluñu dara te ñu ngi continuer di défendre réew mi. d'accord dafa baax ñu leeral loolu. kon baat yooyu ñuy wax naan ñun dañuy yee fitna ñun jàpp nañ ni fitna ju mës a taal ci réew mi ñun ñoo ko jug fay. ñun ñi imaam yi koroog bi pouvoir bi nekkee ci diggante daanoog taxaw man mi bokk naa ci ñi doon wax ci suuf. ci événement mars yi. pour sëriñ si jóg wax. pour ñu fexe ba république des ci réew mi kon ñun tooguñu ba tey ñuy soog a wax ñun dañoo mus a taxaw pour réew mi yooyu dañ ko wax ñi nga xam ni bokkuñu ci réew mi ñun suñ maam yi ñoo tabax réew mi ñu réew mi duñ ko yàq waaye nag kenn mënuñoo xoqatal ba duñ wax li nga xalaat. d'accord li ma gëm. mooy ànd sàmm jikko yi association bu ko gën a crédible amul ci réew mi
sëriñ sépp a ngi ci biir kilifa diine yëpp ñi bëgg lu baax ñu ngi ci biir église baa ngi ci biir li ñu wax mooy ñun xuloowuñu xeexuñu nguuru kenn ci biir nag ànd sàmm jikko yi am na ñoom dañoo jël position politique ànd ak opposition bi ci biir am na ñu jël position politique ànd ak Benno Bokk Yaakaar ci biir ànd sàmm jikko yi kon buñ jaawale kon benn parti nekkul suñ ginnaaw koroog bi ñuy def le 23 bi nga xam ne dañ doon def su rassemblement bi invité nañ opposition invité pouvoir bi invité société civile bi kon ñun amuñu problème kenn ku bëgg a toog nag di nax sa bopp wala ñu lay jox information yu wóorul kooku sa affaire la li ñu gëm daal mooy ñun combat bi ci pacifique lañ koy teg te lépp lu ñu loi may yoon may ñu ko ci kàttanu yàlla dinañ ko def yoon mayoon nañu ñu def proposition de loi ñoom ñi juróom-ñeenti député ñu toog dajaloo bloqué opposition bi waaw bloqué ko génn naan loi bi mu ngi fi woon mais loi viol nekku fi woon Macky Sall ci bopp moo criminalisé ak nguuram loi bee nu mu tuddati bétail yi nu mu tuddati vol de bétail bi waaw vol de bétail nekku fi woon Macky Sall moo criminalisé kon kay ñun li ñu waxuñu dara lu bees dañoo wax ni loi bi acte contre nature rek moo ci ne mbirum góor jigéen nekku ci te loolu avocat yu mag yëpp nangu nañ ko maître Babou dégg ngeen fii mu taxaw ni code pénal bi amul benn loi bu ci condamné mbirum góor jigéen turu góor jigéen sax amu ci. te góor jigéen ñi acte contre nature la ñuy def. waaw acte contre nature la ñuy def mais acte contre nature mënoo cee jàpp kenn même boo ci jëlee yóbbu ci nit. pour nga gis ko day jafe. boo gisee suñ magistrat yi ñu ngi leen di sargal di leen ñaanal parce que ñoom it ci combat bi lañ bokk. heure bu ñu fi musee jàpp góor jigéen boo seetloo ñoom dañuy am intention condamné ko mais loi bi moo leen mayul ñu condamné ko Ismaïla Madior Fall dem na fii bitim réew nga dégg mu wax ko mu ne Sénégal góor jigéen yi amuñu fa benn problème amul benn loi bu interdire mbirum góor jigéen ci suñu code pénal loolu Ismaïla Madior Fall moo ko wax. président Macky Sall wax na ko itélé kon débat boobu ñun dépassé nañ ko ñun ñu ngi ci président Macky Sall bu bëggee solution na toog ak ànd sàmm jikko yi ñu toog ñu wax ko agenda bi ñu xeex moom xam na ko yii muy def nii yëpp xam na ko day teg ay jeu rek mais mënta jàll ñun li ñu gëm mooy le 20 bii ñu jëm dinañ def rassemblement bu pacifique gis nga boo gisee may moo bi dama ci taxaw bu pacifique parce que ñun xam nañ état lañ seqal affaire mën nañ faa def sax musiba jiiñ ñu ko parce que am na état yu ko yàgg di def dara am ñu nekk ci ay jafe-jafe ñu jéem la tas mouvement bi ndax mouvement bu ñu ko bëggee tas ñu ne lañ koy tasee mën nañ leen a tuumaal pour jàpp leen parce que ñoom capable nañ ko mën nañoo fexe ba créer ay problème jiiñ ñu ko waaye yooyu yëpp du am parce que ñu réew mi xam nañ ñu man mi Imam Dramé làqatuuma foo taxaw ci Sénégal nañ leen kii réew mi tax muy wax Babacar Mbuub réew mi tax muy wax Makhtar Sarr ñun xamuñu luy arme xamuñu luy terrorisme xamuñu luy ngànnaay ñun ay patriotes lañ yu bëgg réew mi di xeex ab agenda na leer damay jël témoin xalifa généraux yi di jël témoin opinion nationale ak internationale bi xam ni le 20 bii amuñu benn yéene bu dul def marche pacifique ci république boo xam ni ñëpp a ko bokk keneen ku fa indi leneen nañ xam ni jógewul ci ànd sàmm jikko yi parce que ñun yàgg nañ di dajaloo ci ay marche dara mosu fa am kon ñu ngi ñaan président Macky Sall ak nguuram ñu bàyyi nit ñu génne li nekk ci ñoom li nekk ci ñoom mooy góor jigéen yi sëy ci jàkka yi d'accord ci lii mooy dëgg nañ ko bàyyi nit ñu génn def ko marche bu pacifique lii rek lañ leen di ñaan jàmm nit ñooy parce que réew mi ñun ñoo ko bokk waaye bu fekkee ni dañuy commencer di tiital nit ñi di leen xoxatal naan fitna kan moo fi yor fitna d'accord man su may dox loxoy kese lay génnee man du dul sama kurus gi du sama arme su ma xëyee lazim suba lazim ngoon di wax te yàlla rek tax nag fa séena cee taxaw mooy sama arme kon buñ ñu dugal ci gàm boobu yi am monde arabe mënul am fii xëy di tuumaal ay imam di leen jàpp ci ay caaxaan loolu mënul am Sénégal parce que Sénégal imam dafa am lu mu fiy représenté li may wax ni dama ko xam parce que man dama dund le monde arabe xam yi fa xaw tubaab bi ñu ko bëggee jaxase xam nañ ni benn discours rek moo fay déranger mooy discours religieux nañ fexe ba éliminer ko fii nag kenn mënu fa éliminer discours religieux parce que discours religieux bi fi am discours bu équilibre la boo xam ne nii dañuy fexe ba ñëpp gis ci seen bopp ñun amuñu problème ak église bi amuñu problème mu ethnie ñun lenn lañ amal problème mooy ngóor jigéen te incha allah dañoo fas yéene taxaw di ko xeex ba luñ ci yàlla may ñu jël kon le 20 bii ñu ngi woo Sénégalais yëpp ñu génn na ñëpp génn massivement ñu taxaw wan àdduna bi ni Sénégal moom agenda boobu
dinañ ko teg ci suuf. parce que xalifa généraux yi d'accorduñ ci église bi d'accorduñ ci imam yi d'accorduñ ci yéen journalistes yi d'accord leen ci. politiciens yi bëgg lu baax it d'accorduñ ci. cheetetetet mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharge ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.